entre adeptes de la Tidjaniya et de la Qadriya dans le Fouta Toro au XIXe siècle et XXe siècle. Mais ce travail intéressant reste à la fois étroit, circonscrit, eu égard au volume de l'ouvrage et aux idées qui y sont développées. Le second s'est aussi employé à un effort de traduction de la première partie du livre pour son mémoire de fin d'études à l'École normale supérieure. En ce qui nous concerne, nous lui avons consacré notre mémoire de DEA par une approche d'analyse sociocritique qui nous a permis de présenter la pensée confrérique de Cheikh Moussa Camara. Nous sommes en train de terminer un livre qui est l'approfondissement de ce travail et que nous comptons publier en 2014 suite à notre premier ouvrage sur l'appartenance confrérique. ñu dénk sunu benn jeune buy def doctorat ku tudd Mouhamadou Top moom dafa jàng arabe jàng yu bare daal ñu ne ko yow dañoo bëgg nga dem nga gëstul nu Cheikh Moussa Camara parce que Cheikh Moussa Camara dañ koy wax di ko dégg waaye comme ni ko kenn waxee sànq universitaire yu fort ci mbiru lijaasa tubaab boo leen laajee Cheikh Moussa Camara dañu naan dégg nañ ko waaw mais foofu lañ ñam duñ ci sori Zour al-Basatin tamit dañ koy wax waaye ñoom daanaka daal jànguñu ko ni ñu ko waroon jàng waaye Cheikh Moussa Camara ak ñu mel ne moom bu leen fàtte ne Siré Abbas Sow ci la bokk ah c'est très important Siré Abbas Sow wala Mamadou Aliou Thiam wala sëñ Amadou Dem bu Sokone c'est-à-dire dañu am benn tradition boo xam ne bokkul ak tradition ñi jàng école tubaab alors taalif liggéey bi nga xam ne ñun def nañ ko ak monsieur Top dafa wone ne Cheikh Moussa Camara ba muy ubbi école ci Cikité en 1893 n'est-ce pas Cikité 1893 la ubbi foofu école autorisation bi mu am pour dem jàngale ji tubaab joxu ko ñuy wax lijaasa bi mu am maanaam autorisation bi mu am pour dem ubbi école am tubaab joxu ko Cheikh Moussa Camara alxuraan jàng na ko ba mu leer nañ ni ñuy lim danañu lim 5 mètres ñun génne nañu ci liggéey bi Top def ak ñun ñëpp 5 mètres yi nga xam ne ñoom ñoo ko jàngal wane nañu bi mu demee ba def li ñuy wax laxas maanaam boo wàccee ba pare da ngay dem ngay wër di jëggaan xam-xam maanaam laxas kooku tradition la ci Afrique de l'Ouest xëy na ñun ñoo ko bàyyi rek waaye loolu lu fi yàgg la léegi Muxtasar maanaam fiqh bi fi mu koy jàngee premier livre bi Risala def deuxième livre bi mais kooku dafa wone formation complète mais formation complète boobu bokkul ak formation bi nga xam ne moom la tubaab bi doon délivrer ci Saint-Louis alors loolu nag mooy autonomie stratégique bi nga xam ne ñun amoon nañ ko waaye xam naa dañ koo perte man loolu moom moo tax Cheikh Moussa Camara nu ñu mën a gaawee ñu traduire ouvrage yi comme ni ko docteur Thierno Ka waxee monsieur Dramé wax na ko Abdou Malal xam na ko nu mën a gaawee ñu traduire ko dana baax ci ñun parce que dañoo dem ba nga xam ne jafe-jafe yi ñu am tey xamuñu nuñ koy résoudre par exemple pour man ak en tant que chercheur c'est clair école coranique bi niñ ko ŋàññee ak niñ ko posé du noonu parce que premier entrepreneuriat privé en matière scolaire fii mooy école coranique ba léegi nii kon école coranique c'est un financement privé de l'éducation par les parents pour la société boo ko jàppee neneen nag ci rëq-rëq yi ci nekk rek lajj nga mais ñun dañ amoon autonomie Faidherbe bu mu ñëwee moom moo bind dans le Moniteur africain ne autonomie bi mu gis ci Sénégal ak nombre nit ñi jàng ba mën a bind ba mën a wax seen soxla ci kàllaama ba di ko bind moom moo ëppoon à la même époque vers 1860 le sud-ouest de la France loolu Faidherbe moo ko wax en 1864 et c'est très important ça veut dire que fii régression moom moo ñu dal maanaam dañoo reculer parce que système bi ñëw superposer sunu système dafa mabbaloo sunu système moo tax formation Cheikh Moussa Camara lu jara topp la waaw
lu jara topp la ba xam ne ñun colonisation bi am na côté boo xam ne moom moo ñu rey moom moo ñu rey ba nu dee waaye xam-xam mësu fi jóg léegi nag ma daaneel ci monsieur Maurice Delafosse ak Henri Gaden xam nga lu sotti dafay bare boroom waaye Cheikh Moussa Ka sunu formation dëkk ak réew mi la am waaw Cheikh Moussa Ka c'est le produit le plus pur des universitaires école de Pire parce que ñooñu la màggee écrit yi ñu lire ñun dafay wane ne ambiance intellectuelle culturelle bi ko formé moom ci tradition orale d'abord ak ci tradition écrite dañ ko jox séddoog moom li nga xam ne moom la étudiants yi formé depuis ñenn ñi nee nañ début 17e siècle ñenn ñu fin 17e siècle ci école de Pire Sagnakhar avec Khali Amar Fall de Dimat comme ni ngeen ko xamee moom yaayam Haalpulaar la waaye comme baayam buur la Kajoor bu gàddaayoon dem doom ji moo dellu si sanc école bi indaale xam-xamu Fuuta bi yëpp fii ci Pire maamam ak yaayam et c'est très important kon ñun léegi nanu góorgóorlu ñu toppaat mbiru Cheikh Moussa Camara bi beneen yoon nag nanu def information bi ba ñu war a ñëw ñëpp ñëw parce que xam naa ne danaa gis demain ay camarades yoo xam ne danañ ma mere parce que man dama ci tombé ci soleil laa ko gis ci soleil wala daal ci benn journal te ñeneen ñi ñu ngi may woo sànq bi léegi ni ma yéen nu ngeen mënee dem di waxtaan ci Cheikh Moussa Camara te woowu leen ñu leen loolu nag bu ma demee dinaa ko wax docteur Thierno Ka waaye daal li wóor te wóor mooy nan am fulla nan am fayda pour xam li xew ci dëkk bi il faut que nu dellu tuuti ci gannaaw ñu seet mbir mi nu mu demee woon bu boobaa dañuy gën a fonk suñu bopp fi may daaneele dëgg-dëgg gis nga barkaati démb président Obama ñëw na fi kii invité ko ñu ndogu espèce su reer la président bi Macky ak jabaram ñu invité ko ñu ñëw mais ci discours bi Macky daf ko ne monsieur le président 1776 yéen bi ngeen di def seen révolution foofu mais ñun fii am na révolution kazalika bu def la même chose sur les mêmes principes xam nga wax na wax bi kon génne na Cheikh Moussa Camara parce que révolution boobu fa mu soqe ko fa mu jógee muy études universitaires yi ñu doon def Pire Sagnakhar gone yi Haalpulaar yi Fuutanke yi Wolof yi Mandeng yi di dem ku nekk Bambara yi ku nekk di dem di ñëw di jël xam-xam boobu moo defar Afrique de l'Ouest ba génne révolution kon xam-xamu Cheikh Moussa Camara du xam-xamu bind rek taalif ak di wax dem xam-xamu jëf la parce que li ko suxat moom mooy jëf boobu di transformer xam nga ni keroog am na lu nu raté parce que Amérique bu muy def révolution 1776 Macky ni ko def nañu révolution bu toll noonu waaye le lendemain foo ko gis kenn waxu ko parce que xëy na ñu doon déglu ñoom xamuñu li waa ji wax te waa ji li mu wax pourtant leer na kon bu nu jàngul rek dañuy dof te bu nu dofee ñeneen ilif nu mu ñëw ci Amadou Lamine Julde 1890 gars yi ni ko waaw yow Amadou bàyyil sa guerre bi ngay def Amadou bàyyil kii machin bàyyil aar guerre beeg yooyu leen min nga la xeen je refuse pourquoi mu ne leen ñii bëgguma nu ilif ma ndaxte bokkunu diine xam nga wax boobu ba tey dafa sax waxuñu ne diine bi mooy politique bi mais dafa ne gannaaw ba seen jikko ci seen diine la jóge man sama jikko ci sama diine lañ ko mooñe bu nu ma ilifee danañ yàq sama jikko danañ yàq sama diine je pense que loolu moo nu dal kon nag nan def suñu autocritique rek nu gaawantu publier mbir yi publier waale ñeneen ñi publier waale xeetu bind yi nga xam ne kii kon nag professeur Ka man loolu moo ma indi woon tey merci beaucoup jërëjëf. incha allahu bàyyi nañu xel ne bu symposium bi jeexee comité scientifique bi daay continuer liggéeyam ndax communication yi ñu dégg fi yëpp dañ ko war a dajale
bu soobee suñu borom bu ci newoon arabe ñu def ko en français bu ci ne en français ñu def ko en arabe bu ñu ci bawoo bu mën a nekk revue spéciale comme bi Institut islamique dana jéem a essayé waat ak avec la collaboration de la fondation Cheikh Moussa Camara pour ñu génne ko bu neexee suñu borom ci kaw loolu it danaa annoncé ne revue bi bu ngeen ci demee da ngeen ci fekk ñu dugal ci benn ci liggéey yi gën mag yi Cheikh Moussa Camara def ci équipe de recherche bu xam ne daf fi newoon avant man may ne directeur de l'institut ren ji itam y'a d'autres équipes de recherche bu xam ne moom it fas na yéene traduire Tabshirul Khaif te bu pare traduction bi ak texte arabe bi daañu ko génnewaat ndem neex na suñu borom texte arabe bi docteur Demba Tew établir na ko ba pare texte français bi équipe de traduction bi mat na ba pare dañuy continuer di ci liggéey ñun nag li ñuy wax comme dafa bëri ay baatu yu xam ne tukulóor la comme ni ma waxoon léegi man je suis tukulóor boo demoon Saalum bu ñuy kañ dëgg dañu naan kappulo ñu kontaan mais malheureusement on a perdu la langue malheureusement Cheikh Moussa Camara date bi mu juddu wuute bu woyof daf ci am ndax wuute bi amut benn bu xam ne bii paase na diggante ñaari at bu baree ba bari ñett at moom ak boppam mu ngi bind ci Tabshirul Khaif ne mu ngi juddoo ci Goriki c'est correct Goriki Samba Diom ci atum Diom waaw Samba Diom c'est ça que c'est écrit pourtant ci atum Sharafin atum Sharaf boobu boo ko seetloo dafay nekk à peu près 1280 hijr am ñu ne waxut Sharafin Ashrafin la wax buy Ashraf muy 1881 ñooy nag boo koy dellu si nga indi ko ci at Jésus-Christ dafay nekk entre 1863 ak 1864 léegi si bi Grand Sall di présenté wax na leen ne 1864 mooy li gën siw foofu danaa si taxaw boo demee ci suñu grand érudit yépp Alaaji Abdoulaye Niass li tax ma njëkk ko tudd ñi may tudd moo ci mag Alaaji Malick Sy Cheikh Ahmadou Bamba ak ñu dul ñoom surtout ñett ñooñu kenn ku ne date bi ñu wax na ci nga juddu ak bi ñu mujj a baasewu am na ay différence yu mel nii kon nag dama bëggoon ak Alaaji Omar Foutiyou Tall docteur Kane mu ngi nii Abdourahmane Kane dama bëggoon comme symposium bii dafa nekk bu scientifique ci li ma jot a yëg ci Sénégal manuma wax ci bitim réew mais ci Sénégal bu ñu mel nii ñu ngi ko fii door di def bu ko defee ñun chercheurs yëpp ñu d'accord bon mën a commencer suñuy liggéey ci Cheikh Moussa Camara ci atum 1864 Cheikh Moussa Camara
li ëpp ci lii ñuy wax moom moo ko bindal boppam. bindal sa bopp nag xalaat yii dañ ci rot dañ ne li gën a wér ci lu ñu bind li nit ki bind ci boppam, ndax loolu mooy aksar dalil ala shaxsiyatihim al asira. boo demee ci yeneen philosophe yi, ndax ñi wax loolu tegtalu nañ ne boo demoon ci Ibnu Khaldun ak Ghazali lu bari ñoom ñoo bind ci seen bopp. mais am na beneen philosophe bu ñuy wax Renan, moom dafa wax ne déere nit li mu bindal boppam du nekk illaa shi'ran. shi'ran nag bu ñu ko waxee ci jamono yu njëkk yooyu mooy ne du doon lu xam ne dana wéree noonu. mais philosophe yi ñoom xam nga fu nit ñi yenu la plupart, sama mbokk professeur philosophie ñu ngi fi, ñoom it daañu ut beneen laf. mais nag ci lu ñu mën a wax ñun bu ñu bëgg a am référence yi gën a wér ci dundub Cheikh Moussa Camara, il faut ñu dellu ci Tafsirul Xaayif. loolu moom ñun mën nañu ko wax. mu ngoog muy docteur Thierno Ka bi nga xam ne moom moo jiite institut islamique bu Ndakaaru jiite woon borom xam-xam yi nga xam ne ñoom ngeen jot a déglu sànq te seetaan leen ca la nga xam ne moom moo di jaar-jaar waaye dayob xam-xam ak mbind mi nga xam ne Cheikh Moussa Camara bind na ko bàyyi ko fii ngir diine l'islam mën a jëm kanam, ngir xam-xam mën a jëm kanam puy muy loo xam ne daanaka àdduna bi yëpp am na ci seede bu mat. kon xam naa fii la ñuy tàggu ci li nga xam ne moom lañ leen doon indil muy symposium ci li nga xam ne moo di bindu Cheikh Moussa Camara mu amoon ni ko fukki fan ak ñett ci weeru juillet bi nga xam ne moom lañ génn musidɓe tedduɓe enɗam l'islam ko ni woni no ñalawma o windorino ñalawma aset sappo e tati lewru juillet hawruno e lewru korka ko nanɗon ɗo jiiɗon ko ɗum ɗo woni ko yewta toon ñalawma o noon fof heƴano toon kono moni fof waɗi hen fodde muɗum ko anduno hen haali fodde ko foti wawde haalede ko heddi noon no jiiruɗon ni ko haalaɗo e gandal haalaɗo e defte ko fof namdi ko liggey gila e muulede ha e moftede. kanko khalifa o mo jiitono ceerno Mouhamadou Bassirou Camara omo hen jamma e ñalawma moni fof noon ne moƴƴi waɗa hen junggo mum e gandal mum nde wonno ko noon woni no foti waɗede, saabu so tawi renama ko enen fof renana ko enen fof balla yo Allah jaabo noon nde wonno fof ko ma duwaw tawe. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.